dama koy yónnee procureur de la République déglu leen nee na moo fi toogal mooy le ministère public déglu leen ma yónnee ko lettre. Je dis à monsieur Cheikh Tidiane Sy, je dis au procureur de la République que dans un pays sans foi ni loi, la demeure des honnêtes gens, c'est la prison. Il est en train d'emprisonner des honnêtes gens, des hommes qui n'ont rien fait, des innocents. Nous demandons leur libération immédiate. Libérez! 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 askan wi wax na kàddoom mooy ne nangu ko léegi nag des na assemblée bi ñu ngi koy déglu ba xam ndax dafay jaar fi askan wi jaar wala dafay jaar feneen. léegi mën nañu xam si Lamine Niass lan moo ko andi fii nga xam ne moo di buntu assemblée nationale. kenn la ci doomi askan wi jóg bu ñëw ànd ak ñoom loolu rek la. suñu détermination ak xeex bi nga xam ne dinañ ko def pour que ñu retirer projet de loi bi pour que def ñu L'objectif c'est venir avec la CAP, la coordination des associations de presse, pour sa plateforme de revendication composée de 7 points, des points très pertinents et qui peuvent jouer un grand rôle pour que cette presse ne tombe pas dans l'eau, pour éviter à cette presse le déclin, une presse qui a joué un grand rôle dans ce pays depuis belle lurette et surtout à ces temps-ci avec des télévisions, des radios, de la presse écrite et presse en ligne. Ces 7 points qui concernent l'environnement, le code de la presse, la maison de la presse, l'aide à la presse et tant d'autres méritent d'être satisfaits le plus tôt possible. J'ai eu l'occasion pour le dire au président de la République et aujourd'hui nous sommes venus à l'acte pour aviser, pour alerter. Nous pensons que notre voix sera entendue. Nous serons toujours derrière la CAP qui a regroupé toutes les activités, toutes les associations de presse, que ce soit les patrons, que ce soit la presse en ligne, que ce soit les jeunes reporters, ainsi de suite. Et nous sommes solidaires pour l'objectif et surtout pour la plateforme. D'abord, je suis fier pour voir une autre génération pour un combat d'il y a de cela 30 ans, quand nous descendons, quand c'était les 4 mousquetaires de la presse. Aujourd'hui, c'est tout un parterre. Ça veut dire que les choses avancent, que les jeunes s'intéressent à cette corporation, mais surtout à son dynamisme, à son avenir. Ça fait grand plaisir de voir cette jeune génération prendre ce combat que nous croyons solitaire ou même dépassé quelquefois. Ici, présent, vous voyez, à un moment difficile où partout il y a des transhumances, il y a des actes qui posent des questions, que des jeunes sont debout pour dire que ce journalisme restera toujours professionnel, il restera toujours objectif, il cherche les conditions valables pour mettre le journaliste dans les conditions normales. Donc ce combat nous encourage et nous sommes fiers d'eux et nous sommes derrière pour les pousser. Bon, l'essentiel, moi j'ai à le dire à Monsieur le Président de la République, ils disent qu'ils sont dans des nettoyages, mais pour nous tout ça, il fait tard. S'il s'agit de problèmes de dépénalisation, ça a été enlevé. Donc je me demande aujourd'hui pourquoi encore ce retard. Je me pose la même question que vous et nous voulons avoir une réponse le plus tôt possible. Je ne pense pas, les patrons n'ont pas une voix à l'Assemblée. Donc à l'Assemblée c'est les députés, à l'Assemblée c'est l'État qui demande à ce qu'on le vote. Donc ça c'est trop facile. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas le droit de veto, on ne les a même pas demandé. À l'élaboration, peut-être tout le monde était présent, le débat est fini. Maintenant l'application. jox nañ ko réew mi am na li gënoon a jafe am na légitimité nga xam ne kenn du ko wax ne li nga amee waroo koo amee da ngaa ute constitution wala da ngaa siif wala da ngay forcer wala da ngay def leneen
nañ ko nag yu bëree bëri muy toog di ko teg nee nañ ko baa doo toog say mbokk gën a xeej ndax ñu fi toogoon ñëpp seen mbokk dañoo gënoon a xeej de Senghor ba mu toogee ay mbokkam ak i farandooram ak daf leen a xeejaloon mbokki diineem mbokki nangamam yooyu daf leen a xeejiloon Abdou Diouf bi mu toogee gannaaw jabar ji moo amoon waaw ji jabar ji mbokki diineem mbokki nangam daf leen a gënoon a xeejil Ablaye Wade bi mu toogee du ma wax tariqaam de damay wax ne tariqaam ji jabaram lam daan am lam def Kédougou defu ko Touba defu ko feneen waaye Touba nag moo doon feeñ waaye nag la woon Kédougou foofu la sëriñu jabar ji nekk ndax protestante la waaye loolu Sénégalais yi mosuñ koo xam mosuñ koo wax dañ koy waxandoor sax puisque beneen côté moo leen di feeñal yooyu yëpp nag ñu daan ragal nga xam ne dana tax ba luñ kii rek yenn ko yóbbu faneen ñu dégg foofu ay projet yu ñu fay def ay nangam ñu bëri di demander le pourquoi bi yoon yooyu yëpp itam dañ koo tiitaat ci Macky wax nañ ko posé nañ problème mu ma faloon ñoom laa gën a jege ci ñoom laa mën a sukkandiku ñoo war a nekk sama base puisque ñoom laa bokkal foofu mooy sama cosaan boo ko defee ku nekk ne la am naa ci sama cosaan man itam il faut que république del si lu ñëpp bokk la ku nekk indi waaye du lu ñuy yem di ko yóbbul ñenn donc il y a yooyu ci ñu ko waxal nañ ko ci tubaab yi nee nañ ko ñoo la doon financé wéet na ne na kenn financé wu ma ne na du ma doomi tubaab amewu ma doomi tubaab wax na ko ci ñu nag ñëpp a ngi ubbi seen bët di xool ndax am na ñu tuddoon ay tubaab yi ñu tuddoon yoo xam ne am na luñ fi dugg ci économie yàgg nañ ko wut mënuñ ko woon a am mënuñ woon a def nangam ak nangam yooyu yëpp nit ñaa ngi ubbi seen bët ndax ñooñu nag dañuy daal di ne faax rek daw daal di ñëw ut si réew mi ne ni ngóor nag réew ma mokk na mën nañoo dem jëli ndax am nañ koo xam ne loolu nga dajoon nañ ko fi ak Abdou Diouf nga xam ne moo neexa manipuler mën ngaa jaar fii mën nga jaar fii ndax danañ ko dajag moom kooku aussi ay point d'interrogation la moo tax danañ ko féliciter ndax am na askan wi war a taxaw nangul ko waaye nag dañ koy wax ne ko mayuñ la joxuñ la àddiya duñ say jaam duñ say doom duñ say leneen ay citoyen lañ comme yow jox la ak kóolute boo xam ne lu ci jiitu mooy France lu ñu yàgg a toroxal yàgg a lekk lépp lu ñu amoon doxal suñu bu ñu teg ci loxob France muy benn bu ñu teg ci loxob Amérique bu ñu teg ci loxob capitalisme bu ñu def chasse garder bu benn camp ci camp yi wala bu benn doxalin ci doxalin yi bàyyil un pays ouvert boo xam ne fu njëriñ am mun a ñëw ku fi indi njëriñ ñëw ñu mun koo bokk ak moom donc on va poser beaucoup de kii yoo xam ne yooyu yëpp nag mi ngi tëju ci benn baat mooy pragmatisme boobu Amérique doxalee réewam moom lañ Sénégal itam moom la ñuy xaar mu doxal ko lépp loo xam ne lu baax la lu ñëw la su ko defee nag xanaa ñu ñaanal ko yàlla na ko jig amiin amiin yàlla na ko attan yàlla na ko lañ am ci moom ci yaakaar ak ci mébét yàlla na mun a mat liñ mun yëpp mooy ñaanal ko yàlla ndax nag ki nga xam ne li nga am ñëpp mën nga ko yem su amee jàmm nga am jàmm waaye bu amul jàmm nag doo am jàmm kon ñun ñëpp kat suñu wareef la suñu sos la suñu ñaanal Macky bëgg ko tubaab yi not ñu ñaanal Macky ba bu ko xolu mbokk wala leneen ëpp doole ñu ñaanal Macky ba waxoon ba pare gis nañ ne ba ma koy wax kat gis naa ne lii nangam wala wax waxet di ko dal ñu ñaanal ko yooyu yëpp yàlla dox ci musal ko ci mu xam ne nag ay centenaire la ngi taxaw di surveiller di xool waxoon naa ko benn wax ci fan yi ci gannaaw newoon naa ko maay xarit bi yées ci xarit yi maay mbokk yi bi yées ci mbokk yi ndax man kat bu mu ne gungee ba nga ñemee rek ma dëpp ndax dafa fekk ba may ànd ak moom di ko gunge ci lii pour mu yegsi ci kenn foogu ko moom xam naa
dama ko gungee nag ba xam ne ñeme na ñëpp kii nañ ko ma daal di daw daal di ko fa bàyyi bi mu yeblee ñu toog ñu ne waaw lii xawma ko ma ne nag maa ngi lay wax ne maay xarit di yées ci xarit yi maay mbokk di yées ci mbokk yi ndax man waxtu ma yëgee ne ñeme nga ci saw yeen rek ma dellu fu ma jógee woon taxaw di la xool dëgg kon nag dellu naa pour nekk sentinelle ak sénégalais yu bëri ñu ko gunge woon jàppale ko tey ñu ngi nekk sentinelle di poser question waaye nag di ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko di ko ñaanal yàlla nekk ndimbalam di ko ñaanal yàlla yenul ko réew mi téeñeel ko ba mu oyof ci moom yàlla mën na ko yàlla li mujj laaj rek moo ko dab mooy njabootam Ablaye bu taxutoo nag doom ju bëggoon a jël teg ko li ko noonu Ablaye dana dem na Mandela demee woon li ko noonu du am benn problème li ko noonu balaa ñuy yëg si fii fekk na mu organiser ay élections yu démocratique yoo xam ne moo ko organiser boppam ba pare fekk moo leen gunge te bokku ci waaye problème boobu rek moo nekkoon problème am ñi àndoon ak moom itam loolu la ndax gisoon ne ñoom itam dañoo làmboon jum boo xam gungewuñ ko woon pour ànd ak moom liggéey waaye dañ ko gunge woon pour bu yeggee nag mu jox leen yëf yi nag te dem noppaliku ji loola nag ba ñu yeggee ci yegg si nañ de mu ne leen yegg si ci lan loolu moo indi tàggaloo ba bul ne dafa bon waaye ñun ñoo yegg si woon ci ku nekk ne ko maa làmb sa jumbax ku ci tudd nag rek làmb jumbaxoo ma taxoon mu jàppale ko yegg si kii nag àndul ak ñoom ci benn programme buñ xam àndul ak ñoom itam ci mu jàppoon ne mag na mage goo xam ne xëy na bu ñëwee du fa yàgg xam ne nit ki ci kàttanam nekk ci dooleem la nekk kon am na chance yu Ablaye amutoon xamaluñ ko doom wala mbokk boo xam ne itam dana ñëw toogaaleeg moom waaye nag nit dana ñàkk sikk fii xëy na mu am sikk feneen su ko defee nag fan la sikkam nga nekk par rapport ak Ablaye foofu il faut que ñu def tuuti door cee mën wax dara moo tax comme ni ma la waxee woon rek bi Ablaye beneen page la bu Macky beneen page la il faut que nga ubbi ko door a xam faiblesse ñu ko doon gunge dul ni daf leen di jàmb wala mu leen di ñàkk jàmb déedéet ñoom jàppalewuñ ko gungewuñ ko woon askan wi ci boppam moo ko gunge ñoom ñu xam ne buñ jàppee mu dem buñ jàppul mu dem ñu daal di ñëw taxaw ci wetam léegi nag moom en fonction de la moo am ci ay solution ci lay seet ku nekk su fekkee war nga ko jàppale wala bu ngeen waree mukk nag am pàccoo mënta nekk mukk am séddoo ni partage du gâteau ni partage du pouvoir waru koo nekk kon loolu la woon ca Wàdd bokkut ak li ci Macky fa Wàdd fa kastalu woon bokkut ak fi Macky war a mun a fa kastalu Wàdd ma nga fa kastaloo ci doom bi Macky nag xëy na mu mun a fa kastaloo ci tubaab yi Wàdd nag faaliwutoon tubaab école Cheikh Anta la woon mun naa fa kastalu kalikoo ci yeneen yoo xam ne peut-être fa kastalutoon Wàdd donc point bi yëpp mi ngi nekk autour de ça. weesu na dëkk. mbub mii ma sol dama ko ñëwoon keroog laa ko denc am na juróomi at ci fanu tey bii di ko door a solaat tey moom moo ci nekk kon noo bi tey ñëwu ci xamoon naa te maa ngi waat ne keroog ba may dem bind ci noo bi xamoon naa ne noo bi dana ñëw jàppoon naa ko ci sama xol ak ci gis-gis yu ma ci amoon noo baa ngi nii keroog laa ko ci bind mbind wi dooruma ko ci kii te xamoon naa ne bu boobaa itam ku watewul noo danga ko gis ci sa bopp moo tax ma ne la lui c'est lui nous c'est non kon loolu na leer lui c'est lui nous c'est non mooy laa ilaha illallah muhammad sallallahu parce que laa rek laa boobu ci la Daawuda daane woon Taaluuta ak Jaaluuta mooy moom laa fi mosoon a wax ne am na benn baat boo xam ne su ko mbërëm làmb waxee rek dana daaneel mbër mu mun a jàkkaarloo ñu ne baat bi wax nañu ko wax ñu ko baat bi yegsi na mooy nooyu suba bi billaahi ku ko wax soo cay dugg ne laa ilaha illallah laa ci fas yéene ñaan ko dugal ko ca kees ga soxla boo mun di am garanti naa ko dana faju billaahi
woote noo ëllëg ne laa ilaha ku ci jublu laa ilaha illallah booy dugg wax ko booy génn wax ko ku la laaj ne ko laa ilaha illallah rek yem ca bu boobaa billahi soxla boo ca kii. président ba du am benn problème campagne bi jeex na démb. te nag Macky ba ma ko waxee nekk na président de ba ma ko nee nangam boo ko defee mu yónnee ma ABC. nekk na président léegi nag ku am ambition yi Macky sa soxla nga bëgg mu faju ëllëg bu la kenn jiitu ci ñoo boo ko defee wallahi sa aajo dina faju albaxiilu man laa yamanu ala Allah albaxiilu man laa yamanu ala Allah kon 19 boobu nga waxoon moo def 5 ans non bi ma ci bindoon nii à l'injustice non bii moo del siwaat non boobu nag laa wax que mu nekk minoritaire su fekkee dañoo ne wii bi moo gagné nañu séntu réew mi li ci daanu si maa ko wax bu fekkee ne non moo ko gagné dana nekk leçon pour morale dana nekk leçon pour les valeurs dana nekk leçon pour suñu xale yi dana tax ñu xàmme kan mooy gor ak kan mooy jaam dana tax ku nekk bugg a nekk gor te bañ a foyee rek nguur une fin en soi la boobu mooy la ilaha illallah dama ñëwoon pour voter la ilaha illallah muhammadun rasulullah muhammad rasul Macky moo dem ànd ak ay caricature ñi dem ci France pour wax ne Mouhamed bandi la Mouhamed vayu la muy yonente bi l'islam ma am occasion pour wax ko ne ko Mouhammadun rasulullah Mouhamed mi nga dem di ko traité loolu ci biir tubaab yi pour sa nguur ab yonente bi yàlla la lu mu def yàllaa ko def loo pour wax ne valeur yi nga xam ne yàlla wax na ci sourate 61 ak Saf ci verset numéro 3 ne bu leen wax ba pare di ca génn mu wax génn ci après ñeenti at après juróom fukki weer mu ànd ak sagoom ànd ak léppam wax ko génn ca mu wax ko ne ko loolu man duma la ca waxal waaw bi nga xam ne moom nga bugg parce que ku la ci waxal waaw yàlla dana ko ca daan kon man daanab yàlla boobu duma ko fekke ñu mel ni mandeng yi dafa mel ni dañoo sololoon benn mbubb boo xam ne kum tollool nga sol ko ñu ne aya foo aya amake wax na ko waaye defu ko du ma voteel kuy or du ma voteel kuy fen du ma voteel kuy wax ne yonent bi bandi la wéyu la yooyu dama ko voteel damay voté puisque vote bi duwul vote constitution duwul vote leneen vote ndax Macky lii muy def da ngeen ko ci bàyyi valeur yi daanu wala Macky da ngeen ko wax ne ko réew mi ay valeur am moo ko gënal yàlla moo ko gënal waxu yàlla moo ko gënal waxu yonent bi moo ko gënal 15 points yi existé wul la mu waxoon dañ na ci ndax Sénégal dañuy jàngal suñ doom ñi nekk ay fenkat ndax loolu dañuy def kon benn point rek la Sénégalais yëpp di voté tey mooy ndax d'accord ngeen réew mi nekk réewum fen bu pare ngeen seen xale yi yàqu wala pare ngeen pour loolu moo ma koy wax fii nii laa ñëwoon seen kanam le 23 juin bi ma déggee ne ña ngay attaqué si Walf attaque nag amutoon bii yoon nag ñëw nañ yegg si nañ waaye nag askanu Sénégal itam ñëw na ñu ngi ci bunt bi askanu Sénégal ñëw nañ taxaw en bouclier li taxaw tey ci buntu Walfadjri yaakaar naa ne bu Blindé ñëwee da ngeen dégg massacre bu mësta am ci Afrique bu mësta am ci àddina ndax ñëpp a ngi tëdd ne na Blindé jaar ci seen kaw ñëpp a nga joxe seen bakkan ñëpp a ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugal ko waaw président Wade mi ngi woote Idrissa Seck itam mi ngi woote kon ku ci njëkk ñëw rek jox ñu ko yéen ñëpp fu nit nekk ci Sénégal ñaan naa la nga yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammad rasulillah xam leen ne loolu rek a koy sottal laa ilaha illallah muhammad rasulillah fu nit nekk rek yëkkati ko puisque fii ñu toll bu ngeen gisee li tëdd ci kanam Walfadjri ci mbedd yi ko wër yëpp léegi ñoom ñëpp nee nañ na Blindé yi ñëw jaar ci seen kaw ndax dañoo bëgg ñoom itam ñu bokk ci xare bi bokk ci Badar bu fekkee Macky Sall fii la bëgg a mujjee réew mi. Parce que il ne saurait être question de réduire en silence ce groupe Walfadjri ainsi que la presse sénégalaise pour le bien de notre démocratie. Sidi Lamine nag ak ñi nga xam ne moom la àndal di liggéey ci Walfadjri yoroon nañ leen njukkal maa ngi koy encouragé bu mu découragé
lii mooy wane ne si yoon wu jub la nekk parce que bu newaloon si yoon wu jub luy du ko si dal kon bu mu découragé benn yoon te xam ne bokk na si ñu taxawal démocratie Sénégal ñu ngi koy won suñu solidarité di ko jàppale di leen jàppale yéen journaliste Walfadjri ak travailleur de Walfadjri. bu fekkee lii la mu bëgg a mujjee ak li mu fi fekkoon ne yegg si le 23 juin man la woon ak moom ak Moustapha Niass ak Mansour Sy Djamil ak Penda Diallo ak Penda Mbow ak tant de personnes te fekk veille bi fii la woon. bi ma nekkee assemblée ñu wax ma ko ni ma déparé woon ñi nekkoon ci dëkk bi noonu laa déparé ñëw fekk fi PEF Pierre-Edouard Faye ñu ñëw noonu laa ñëwaatee tey ne bu fekkee ne am na kenn ku ñu war a jàpp na ñëw nekk man bu amee kenn ku ñu war a rey na ñëw nekk man lii ñii ñëpp nekk fii indiwuma leen fi duñ samay taalibe duñ samay doom duñ samay jabar duñ samay leneen dafa am luñ gëm rek dañoo gëm profession dañoo gëm un travail boo xam ne dañ ciy déglu les deux donc l'autre son de cloche ils font un travail boo dégloo Moustapha Diop léegi nga xam ne moom Yakham Mbaye ñoo bokkoon nekk di liggéey ñoo bokkoon nekk mu wax ko wax ji nga xam ne xarit moo ko wax xaritam boo xam ne ñoo bokkoon idéal mu gis ne ma ngay wàcc idéal ba soo déggee may wax ak Babacar Touré c'est parce que Babacar Touré keroog ci sama discours inauguration moom moo ma joxoon baat boobu citation boobu président américain bi doon wax ne il préfère un état boo xam ne il préfère un pays boo xam ne n'a pas d'état mais qui a une presse plutôt qu'un pays où il y a un état où il n'y a pas de presse Babacar Touré ma ko waxoon gannaaw bu mu ñëw bu ma exiger ne na ñëw wax ubbi waxtaan nuñ fi doon def la presse avait un seul combat pour la démocratie moom laa waxoon démb lii ñuy def am na lu bëri loo xam ne Sud moo ko fi njëkk a def ci rajo ubbil ñu bunt boobu ñu ànd ci ak moom yeneen rajo yi itam ak yeneen télé yi li nekkoon seen doole mooy bi ñu ñëwee bi ñu jógee fii bi ñu demee dañoo continuer lañ doon def bu fekkee nag dañoo defee ne loolu daf fee war a jeex am na loolu daf fee war a passé dañoo war a mën a ngalaat ñeneen mais c'est pas vrai c'est pas possible munta nekk bi nga xamee ne ma jëmbal jàppoon nañ ko maa ci jiitoon bañ ko bëggee politiser nag ci la reculer Babacar Touré il se souvient que keroog ba mu ñëwee ne la ñu programmé woon pour mercredi mooy une journée sans rajo nañ ko def le lundi pour faire la pression sur l'État loolu moo taxoon oui loolu moo taxoon ba nga xam ne ma nekkoon nag man génn naa ci buñ ko bëggee politiser mais tant que c'est un travail professionnel tant que ça défend la profession je suis prêt à y aller kon nag tey ñu ngi koy waxaat Ndeye Fatou maa ngi lay ndokkeel Georges maa ngi leen di ndokkeel ngeen nekk ci xare bi ba lu leen ci fekk leen lii moo ci daan fekk mag ñi yéen la fi bal yi fekk yéen a gis xare bi te dawu leen histoire retiendra ne yéen ak technicien ñi fi nekk yéen la fi fekk ci bisub tey bii kon nag maa ngi leen di féliciter maa ngi leen di ndokkeel ci lim leen fi fekk maa ngi ndokkeel mbooleem sénégalais yi nga xam ne ñu nga taxaw ci buntu bi fees koñ ba koñ ñoom ñëpp circulation bi yëpp arrêté nañ ko ñu ngi jógee ci quartier yëpp di bëpp di ñëw di yegsi dañoo am nag résultat yi moo tax ñu wax ko am nañu li nga xam ne mooy les bureaux test yi nga xam ne luñ la génneel loolu la réew mi di génne bureau test yooyu nag non bi daf cee gagné massivement loolu moo tax ñu tiit xam ne loolu c'est la fin waaye bu fekkee nii lañ koy jeexalee Abdoulaye Wade jeexalewu ko nii nu mu tuddati Abdou Diouf jeexalewu ko nii Senghor jeexalewu ko nii Macky Sall bu fekkee nii nga ko bëgg a jeexalee doo ko fekkee mukk man maa la koy wax
bul ko jeexalee nii la démocratie Sénégal la ko moom à l'époque coloniale y avait une démocratie. waaw. waaw. à l'époque coloniale y avait un multipartisme. à l'époque coloniale. dégg nga amoon na presse. kon nag li nga jàpp tey ne loolu mooy defar moo lay defar wala moo lay yëkkati da nga juum c'est pas ça. Macky recule li nga bëgg a aw du loolu boo jeexalee rafet ci xamal ne la fi indi woon loolu moo fi nekk ba tey xamal ni le poussé woon ba nga yegg si au pouvoir loolu moo fi nekk ba tey mooy un peuple souverain un peuple. waaw léegi dañuy jël di image yi en direct pour wan askan wi ñi nga xam ne ñoo ñëw pour jàppale Walfadjri. kon ñu ngi leen di won image yi moom ngeen di gis porte bi. nit ñaa ngi ñëw gars yi dañ nañ ko génneel léegi. suñu gars yu xëy ñi ngeen gis naka la nit ñi di ñëwee. ñoo lii ci début bi la bi ñu commencé ñëw mooy premier élément yi ñu jëloon. waaye dépassé na lii largement li ngeen di gis noonu ci suñ gannaaw dépassé nañ ko nit ñaa ngi ñëw de partout. comme Ndeye Fatou gannaaw bu ma leen yokkale. je pense que sax bon ça c'est une mauvaise image sont en train de faire. mais li mu yàq élection. moo leen gënal su ko fi bàyyee ëllëg sénégalais yi fu ñàkkatee rek ne réew mi baa du Macky dafay bëgg a dellusi ndax réew mi Macky na. demati bañ bëgg a jàpp nit. nee nañu ma léegi suñu benn militant fi Koungheul dañ ko arrêté muy Ahmed Suzanne Camara suñu yeboon nag ubbi prison yi parce que kon daañu arrêté ñun ñëpp ci kaso bi lañ jëm loolu du tere nit ñi manifester parce que réew mi démocratie moo fi sax réew mi du nangu dictature réew mi du nangu ndono bu am ci Sénégal ñun ñu koy fekkee kon li am Ndakaaru am Tivaouane am Kaolack dana am fépp ci Sénégal te moom danañu abal mu dem yoonam. li ñuy dund parce que Sénégal tolloo duñ fu ñu fokkatal ay nit ak di leen tere seen droit loolu kenn du ko nangu moo tax bañu ñëwee alkaati yi taxaw naan du ñu dugg ñaari oto. ku deful dara wala koo xam ne sa dara leeragul wala assurance yëpp amoon na pour ñu toog encore di la may ngay dem ak ñëw naan réew mi kaso na baa du Macky dafay bëgg a dellusi kon nag réew mi Macky na réew mi kaso na loolu nag daf may poussé ci ma jéem koo jàngat ci histoire ma retrouvé mos naa ko wax ne Firawna Sall su may wax ñaare man su may liir duma yërëm baat yi ndax damay dem ci histoire baat bi amul solo ci la ñuy xamee nit Firawna dafa ne woon gor bu fi yeewu danaa la rey jongama bu fi yeewu bu la neexee dëkkal duma wax jigéen jongama góor dana koy nekk jigéen dana koy nekk du genre waaye góor ñee itam la ñu bëri kenn la fa gisoon ne moo nekk góor mooy Moussa yonent yàlla Moussa kon loolu nag bu mu ko defee ba nga xam ne ku fi nar a tekki wala nga mun a laaj place ci Firawna bi pour opposition boobu nekkoon ci les Hébreux te moom mi ngi nekk copte taxoon ba mu ne reyal leen ma seeni gor ñu di leen wër ci biir góor ña loola ba mu amee dañu interroger alquran ne ko pourquoi comportement bii di am nan lañ ko mën a expliquer mu mel ni sociologie alquran moo koy njëkk expliquer mu ne fastaxaffa qawmahu fa ataauhu dafa ne naa ñàkkal fayda sama ñoom ñu ne ma kii nag moo am fayda naa leen ñàkkloo doole ñu ne kii nag mooy mbër moo am doole alquran noonu la ko firee ne foo gis ab despote foo gis ab tyran foo gis ab dictateur mu ne répression lay doxee mu ne nag signe de faiblesse la alquran ay wax fastaxaffa qawmuhu fa ataau mu mel ni nag partant de tous ces éléments ak fi réew mi toll tey dama ko bëggoon a jiitalee pour xam ne il y a l'histoire de ce pays il y a l'histoire de l'humanité il y a la dictature mais il y a la démocratie ci biir loolu nag dans une dictature dama wax toujours
mais dans un pays sans foi ni loi la demeure des indigents c'est la prison loolu moo tax en passant damay wax Khalifa Sall ak Bamba ne leen garder leen ma sama ne xaw ma 38 ngeen nekk xaw ma 39 xam naa 5e secteur mais bu leen ma fàtte ci 40 wala waañ ba mu dendal maa ngi ñëw puisque bëgg naa bokk ci yéen donc li ma bëgg a wax baal ma tuuti li ma bëgg a wax dafa am président Macky Sall yebal Abou Abi Thiam mu ñëw Abou Abi Thiam ni ma dama doon digal président mu ne naa la laaj ndax dama gis ne daal dafa sedd trop dafa tooy te su deful comme Idrissa Seck. boo dee def bilan da ngay wax li ëpp solo xam nga li ëpp solo ci bilan bi mooy lan mooy li sénégalais yi jàpp mooy président de la république kàddoom wérul. Seck nekk ku pànk du gagné nit ñi mu ne ma mu bëggoon la ko paas daf la soxla woon ma ne ko jox ma ko. bi ma ko joxee mu ne ma loo xalaat ci loolu Abou Abel wax ma ne ko duma la ko digal ñi nga meloon loolu la sénégalais yi soxla dañoo soxla ku scientifique soxlawutuñ tiem dañoo soxla ku pratique dañoo soxla ku rationnel loolu ñu la yaakaar nag ba ne kii nga xam ne ku scientifique la ku rationnel la del wax rek 1 plus 1 égale 2 bul dugg mukk égal 3 bul dugg mukk égal 5 ba pare nag di jaxase naan mën naa nekk soo ko dugalee ci règle de 3 boo ko dugalee ci beneen règle bul dugg ci jeu boobu. daf may fàttali itam beneen bis président Abdou Diouf recevoir ma fekk mi ngi jàpp président Wade mu ñëw rek daal di dugg rek toog daal di ne ko mais président Diouf la dugg ci réew mi. réew mi ji fi tekkee ñu daan respecté kilifa yëpp di dugg ci kaso. mu daal di nit ñi defar waat boole loxo yi di ma xool ku amoon pouvoir d'écoute la ci dooleem la soo koy wax day ne tekk boole baaraamam yi ne nii di la déglu mu ne ma mais xam nga affaire médecin te xam nga nangam ak nangam mu ne comme médecin ak li ngay wax yëpp kan moo koy jàpp yow si justice sa procureur si ministre de la justice mu nekk di sa opposant li ñuy wax yëpp mooy ne yaa ngi néewal doole sa opposant pour fi tekki dara mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ma mais Sidi est-ce que xam nga ne wax jii nga ma wax moom la ma président Mitterrand wax ni ma fi mu ne nii je risque de passer comme koo xam ne dafay néewal doole opposant loolu rek lañ may xoolee mu ne ko ah je suis honoré man taalibe daara soo mu mën a méngale ko ni Mitterrand ci politique ak ci xam-xam je suis honoré donc yëpp dama ko bëggoon a boole pour wax président Macky Sall ne ko à bon entendeur salut boobu nga xam ne fa la réew mi toll ci foo xam ne ay doomam yu wuute puisque politique baa ngi door a mës a neex wax naa ko ci ay place yu bëri politique boo xam ne da ngay ne Ousmane Sonko. paj bu baax amu fi lekk gu baax amu fi dëkk gu baax amu fi école publique amu fi ndaw yaa ngi jël jël désert bi naan dañuy dem Europe ñu leen di torturer ci dëkku naar yi wala di leen jaay comme esclave fii ci Libye chaque jour ngeen gis jigéen boo xam ne ci saret lañ koy teg pour mu dem wasini léeg-léeg sax mu ñàkk doom ji ci kaw saret bi. chaque jour ngeen gis koo xam ne cancer la feebar mënuñu koo faj seen mënuñu koo defal chimiothérapie fii biir Sénégal chaque jour ngeen gis koo xam ne ci couloir hôpitaux yi lay dee école bi xale yëpp sacrifié nañ leen ñëpp xam nañu lii dootul école ñu jël xaalisu réew mi ay milliards ci suñu pétrole ci suñu gaz ci suñu or ci suñu zircon marché public yi ñu surfacturé ko lu jaroon jar fukk ñu def ko ñeent fukk ci lépp loo xam ne impôt sénégalais yi la xam nga dafa am stratégie contre-feu yow journaliste yaa ma ko gën a xam mooy su dara ne këtt na joñ xaw laa gëlëmal nooy def ba taal beneen daay ci côté bi nit ñi di daw ci loolu fàtte la
bàyyi ci côté bi mu dox. donc suñu leen toppoon ñun bis bu ne kenn génn def benn accusation ma dem taxaw woo conférence de presse damay tontu mais kon am nañ lu ñu bëgg. ko bi nga xam ne ci fan lay liggéeyee ak fan la xam nga ne xam na lépp luy fiscalité te problème la boo xam ne ñi daan opposé daan ci xam dara nga ne ku mel ni Abdoul Mbaye ñi ne la lan la xam ñu ne la banque te bu njëkk daan ci xam lu bëri ngay jël domaine yu bëri yoo xam ñoom ñëpp jóg nañ di def politique mooy kon jamono transparence yomb na puisque dootoo ma wax domaine boo xam ne ñi xamoon cëriñ xam alquran nga ne ma ñu ngi ci biir te ñoom ñëpp ñëwoon ci partage di gâteau dañoo ñëw ci luy defar réew mi yow kon loolu ci dajale jox la pouvoir boobu ku la neex tëj ku la neex nga jàpp ak nu mu la neexee xam ngeen ne li Macky Sall di def du dëgg guddi du dëgg bëccëg nañ ko wax ca kaw billaahi suñ ko waxul day ko rëcc maa waxoon juróomi at maa ko tekki sénégalais yi lu leen neex xam naa leen gëmuñu dara il faut que ñu weddi ko lépp lu mu waxoon teppi na ko maa waxoon ne constitution bi kenn dëttu ko laal indiwaat beneen constitution boo xam ne delluwuñ ci référendum delluwuñu fenn lu mooy assemblée boo xam ne am nga fa majorité loo bëgg mu defal la li Macky Sall la di def munkar la moo waxoon juróomi at wax ko ca France wax ko fu nekk mu ne mujj gi mu ne constitution bi mayu ma ko te boobu nga xamoon ne constitution bi mayu la ko xam nga lii mooy waxi caaxaan dëgg ak yëpp sénégalais yi taxaw constitution yow yaa ne woon kenn du ko laal keroog man ak moom ñoo taxaw ci kanam place de l'Indépendance ak Moustapha Niasse ak Tanor ci suba ba le 23 juin man maa fa njëkk man ak ñëpp ñu taxawandoo ñoom ne leen lii du fi am taxaw di ci xeex suba ba ngoon nga taxawaat tey ne danaa tripoter loolu nga xam ne mooy constitution comme daf ñoo yàq lii moo taxoon ñu jëlee fi Abdoulaye Wade mooy taxawoon ne danaa defaat constitution bi noo xam ne sama doom dana mën a toog ñu bañal ko ba tëdd ci suuf lépp a ngi noppi boo waxee ñu ne lim def ci kër sëriñ si jumaa yi kër yi waaye billaahi na daaj ji mboolem jumaa yeeg kër yi te bàyyi ñu gëm yàlla bàyyi ñu wax dëgg ana lan mooy tabax ana lan mooy tabax ana lan mooy infrastructure boo xamee ne kii lu mu wax suba ba ngoon su ñëwee jaar feneen dama ne billaahi wallahi ku ci noppi da nga am lanteeg sa borom da nga am lanteeg ñoñ réew mi xeeb nañ niti diine yi ci seen noppi xeeb nañu ñëpp ci seen noppi réew mi yëpp nag ñi daan yëngatu di génn di manifester léegi lépp a ngi ne tekk ñëpp a ngi ne tekk ak joom ñi jaru ko leneen jaru ko la nga daan gis du dëgg boo ko gisaatee nekkul dëgg mais lu nekkul dëgg laay xeex waaye xeexu moon Ablaye Wade xeexu moon Abdou Diouf xeexu moon keneen àndu moon ak Macky ñàkkuma ànd ak keneen waaye nag loo xam ne lu watt lu ne dang la maa waxoon waxet muy benn constitution bi danaa ko dajji la ca nekkoon ma def leneen muy ñaar danaa jël ku mel ni Khalifa Sall ma jàpp ko pour des raisons politiques muy ñett réew mi ñu ngi noppi ñu ngi def lu nekk waaye xam nañ lu dul dëgg de sama doom bu ndaw léegi bi ñuy waxtaan ba mu yàgg rek mu ne Macky Sall duñ ko jàppee pour dégager benn adversaire pour toog xale bu ndaw xale bi gën a tuuti wallahi ab xale bu innocent moo ko doon wax léegi bi nga xam ne ni maa ngi ñëw ma ne lii de garaaw ci luñ mun a teg ab jullit muy naqadi Macky Sall lim teg jullit yëpp ci an histoire Firawna ak Moussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum mi ba mu ne kenn du am doom ju góor ca réew ma yàlla indil na ko doom ju góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay te ci biir palais bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom à la kulyaani il aura le dernier mot. te tàmbali nañ ko. point yu am solo mu mel ni indi nga ñu ci le professeur jullit yëpp ci àddina jàpp mu ne mën na koo jikk jàpp ma ko et je pèse mes mots milliard fii ci biir jumaa ja la fii ma ne ministre ba la waaye li gën a rëy mooy milliard ak genn wàll tey ñoom la tegandoor
ñëppi ay jullit ci àdduna bi. jullit yi ci àddina bi. ndax place boobu. ay nit mu ñëw ànd ak beneen force d'occupation. waa Israël ñu jàpp gardien ba tëj ko. jàpp ña fa nekk tëj leen toroxal leen. dajji bunt yi dugg ci biir fii Sidiki Kaba mi ngi taxaw ci kanam mur de lamentation sol mbubbam mbaxanaam yahud di jaamu bi yàlla bi yahud te fekk ministre la ko drapeau sénégalais la yor moom la demaale mooy kon sénégalais yëpp Sidiki Kaba ci gestam bii loxoom boobu foofu mu ko teg ak lii yëpp noonu la yahud yi di taxawee foofu dafa jaamoo yàlla kon wan na leen ne sénégalais yëpp tey nekk nañ di ay juif ndax ki ko def du Sidiki Kaba comme personne daf koo def ñu ñaa ngi koy dem ñu ñaa ngi dem ñëw ci foofa demander autorisation yegg fa duul place boo xam ne kenn mënu faa yegg ay étranger nga fay dem su ñëwee sur le plan officiel ci Israël la ñuy jaar waaye nag sur le plan religieux ci Palestine la ñuy jaar waaye nag moom diine ak lépp daf koo jaare fële dama bëgg yooyu yëpp ñu tëb ko li Sidiki Kaba def bokk wala li Macky Sall def New York pourquoi ñu ne li Macky Sall def moo baax te New York ba mu taxawee wax ci affaire droit boobu Mankeur Ndiaye moo bokk kenn waxutoon ni Mankeur Ndiaye ko def ndax Mankeur Ndiaye daf koo def ci ndigalu patron booba ba ñuy rafetu Macky lam defoon yëpp nag ak lu mos a def moom Macky Sall tuur na ko xëpp na ko lépp lu mos a def puisque grave tey Trump di président Amérique wax ne sama ambassade dama koy jëlee Tel Aviv yóbbu ko Jérusalem lu ci grave acte ba moo rëy mooy occupation lay dem pour won leen ne leen fa ngeen bugg foofu la ministre bu ñëw di visiter si foo xam ne nekk jaamukaayu yàlla lu tax muy jaaree ci ñooñu pour dugg ci jumaa ji te ñële nekk fa mun ko autoriser seen ambassadeur nekk fi mun leen a wax ne la ministre bi dana ñëw waaye bu ñëwee bëgg na profiter ci occasion bi pour visiter wàlle Al Aqsa ñu nekk ne ñoom ñoo koy jël yóbbu ko suñ demee mu def fa ñëw ñu ne ministre des affaires étrangères bu Sénégal dem na visiter na Al Aqsa li ci des nag c'était officiel ku ci ñàkk ànd ci ndax Sénégal war naa def relation wala waru koo def wala loolu mu nekk beneen débat waaye bii yoon li mu dëgëral mooy occupation muy benn li mu wone mooy ak juif gu mat sëkk te loolu waxoon naa ko Macky Sall man ak moom biñ àndee di tukki di dem Iran mu téye livre franc-maçonnerie la franc-maçonnerie le mille ma ne ko ba lii bokkoo ci mu ne ma ma ne ko lii nekkoo ko ndax juif pour nga nekk ko deret la léegi nag pour nga nekk ko par emprunt mooy nga dugg ci franc-maçonnerie ak juif rek la dañuy jaamoo yàlla mooy ne juif di jaamoo yàlla kon loolu nga xam ne gisoon naa ko ba teel ko wan nañ ñu ne yóbbu buñ demoon ak seen bopp rek nag nekk ci franc-maçon wala nekk juif yow ni kenn nekk ñu jàngal lakum diinukum waliya diin ku nekk mën ngaa tànn leneen laa ikraha fi diin point de contrainte en matière de religion du ci religion la ñuy wax ak ñoom waaye nag dem ci turu Sénégal le Trump def ci turu Amérique ba américain yi taxaw jàkkaarloog moom ak ñu dul américain ñëpp ne ko ci jëf jooju muy continuer ne dana ko def ci mois de mai Macky Sall a fait pur dafa jaar par derrière mur de lamentation jaar par derrière dem Al Aqsa dafa dem relation diplomatique au lieu mu jaaree ko ci bunti diplomatie entre deux capitales mu dóor mooy bépp jullit et je commence par moi-même ñu ngi ñaan yàlla jëf ju ñaaw jële Macky Sall def ci Jérusalem mu yem ci moom ak ci ñoñam ñu ngi koy rëbb ni ñuy rëbbee Iblis te man je suis le numéro 1 maa koy commencé action réaction la keneen nag ku mu ne naneen kooku moom ak loola muy def la waaye nag koo dóor ci xolam xamal ne dóor nga ci xoli jàmbur dóor na nag tey ci xoli 1,5 milliard de musulmans ci àddina bi ci seen diggi xol mu dóor ko ci seen biir croyance nag
nan ngay réagir rek ni ñu ko mën a séentoo ni ñu ko mënta séentoo man de sama bos bi du fanaanal man de lépp lu ma xam lépp lu ma mun ci luy tàllal sama loxo yàlla ndax yàlla musa ñu pour wax ko ne ko yàlla jëfu Macky Sall bi moom rek la drapeau yi Sénégal ba ñu yóbbu moom moo ko yóbbu waaye Sénégal demu ca kooka man je suis le premier pour ni ma mun a réagir ma réagir ko keneen ku mu ne li may wax mooy jëf ji du bu ñuy lay du bu ñuy wàññi pour yow ak maa tey la ñetti place fa yonent islam sallam tëdd muy al madina al munawwara surtout ci jumaan bi fële di masjidil aqsa ku ñëw def fa ñaaw teef gu ne dàng àddina bi yëpp def ko pour man amatul excuse amatul njuumte foofa njuumte du fa yegg te la muy def déjà moo la ëpp information moo la dàq analyser moo la gën a xam réaction ko defee moo la gën a xam ni muy defanteel liñ koy defloo ak lañ koy xaar ñoom xam nga fu ñu ko jaarale ne ko kaay dugg mooy fi nga xam ne ñun ñoo ko ubbi woon puisque Jérusalem bul fàtte ne mbooleem li ñuy wax croisé ñu utiliser woon croix ñëw ne dañ koy nangu ci turi diine dañ koo defoon toog fa lu yàgg Salahuddin al Ayyubi Saladin jóg ànd ak ne jullit jógee sowu jant ñooñu la ñuy wax almagharibi maanaam ñu jógee sowu jant waaye suñ ko waxee Maroc lañ ci jàpp waaye mooy sowu jant bi yëpp ñëw ñooñu nag fa ñu occupé woon ñu ko wax baabul magharibi foofu lañ ko jaaree pour mu dugg xam nañu acte ba ñu teg mooy ñu ñëwoon nangu ko ci kii ba ñooñu ñëw nañ nag d'accord tey d'accord muy bu mag bu fàtte ne 1897 ci la ki nga xam ne moo yëkkati sionisme dégg nga taxaw ca Bâle ci Suisse dajale juif yi ne leen seen suufa nga ñu tëral nag ay plan yoo xam ne mun nga wax 48 ca biir Yaasin mun nga wax ci Chabrak Chatila mun nga wax yu bëri acte par acte acte yooyu yëpp nag bi ci gën a rëy biñ doon ut boobu ba léegi mooy acte bu mel nii kenn ñemewu ko amul arabe yi dem ak ñu def relation diplomatique Sadat dem na def relation diplomatique ak yëpp mais kenn ci ñoom mosta ñemee yegg ci ce point c'est pour la première fois mu am pour un musulman officiel taxaw ci benn ci ànd ak Israël ak seen kii ñu ñëw daal di ko dégager dàqal ko ñëpp mu ñëw mu mel ni Israël moom foofu moo koy ubbi moo ko ci dina toogee ak yéen toog ak plateau ba Pierre Edouard Faye moo amee kii ba keroog ba Macky Sall wax jëma ko waxoon moo fi nekk ba léegi mooy tul jaay ñu tubaab yi léegi nag bëgg ko tubaab yi not ñu ñaanal Macky ba bu ko xolu mbokk wala leneen ëpp doole ñu ñaanal Macky ba waxoon ba pare gis nañ ne ba ma koy wax kat gis naa ne lii nangam wala wax waa xet di ko dal ñu ñaanal ko yooyu yëpp yàlla dox ci musal ko ci mu xam ne nag ay centenaire la ngi taxaw di surveiller di xool waxoon naa ko benn wax ci fan yi ci gannaaw newoon naa ko maay xarit bi yées ci xarit yi maay mbokk yi bi yées ci mbokk yi ndax man kat bu mu lay gungee ba nga ñemee rek ma dëpp ndax dafa fekk ba may ànd ak moom di ko gunge ci lii pour mu yegsi ci kenn foogu ko moom xam naa dama ko gungee nag ba xam ne ñeme na ñëpp kii nañ ko ma daal di daw daal di ko fa bàyyi ci nag jaayatuñu tubaab yi jaay nañu juif yi lum ci mun di amee ak lum ci mun di amee ak lum ci foo séentu woon ña rabbin yooyu mun nañ koo ñaanal ba mu am dara du dëgg munuñ tus rabbin yi bu fekkee sur le côté mystique te am na ñu koy joxañ duñ tus duñ dara ñu koy joxañ pour ñu ñaanal waaw am na ñu wax ne sur le côté mystique dama lay wax rek la yoo xam ni am na ay niveau yu ko wax bu fekkee ni dañ ko koo gëmloo dañ koy nax duñ tus rabbin yooyu duñ dara yàlla rek mooy ki am bu fekkee ne beneen calcul boo économique wala beneen wala franc-maçonnerie ñoo ko poussé wala keneen moo ko defloo ak li nga wax léegi le ministère bi yooyu yëpp dañ koy nax duñ tus li am solo mooy dépassé na le Rubicon
tooñ na jullit yëpp jullit tàllal seen loxo yàlla te yàlla am na nangug ñaan du sax ci nit ñi pour jéem a lor nit déedéet pour jéem a muslu ndax yàlla moo ko wax moo ne dafa ne moytu leen musiba boo xam ne bu ñëwee du yem ci bopp ña ko def kon nag soo taxawul muslu li ñuy wax tabri a nga ñaan yàlla ne ko na yem ci boppam na yem ci moom kenn yëf yi bu ñëwee dana la yóbbuwaale